ñu gërëm leen ci ànd bi ak ñun ci seen télévision DTV delluwaat sant suñu borom tabarak wa taala mi ñu may kattan ak wér ba nu toogaat tey seen émission diisoo baaxoo ànd ak yéen ci actualité soxal Sénégal ci Sénégal mbaa ca bitim réew lépp lu jëm ci mbirum koom-koom muy développement lu jëm ci mbirum politique wala mu laal mbirum émigration lépp incha allah ay thème la yoo xam te ne diisoo da koy teg ci taabal ji di ko waxtaanee. di waxtaane bépp secteur ci Sénégal ni mu ko waxee sàng di ànd ak yéen ci alterné àllarba waaye tamit ajjuma ak dimanche muy ñeenti yoon ci semaine bi lépp ngir ànd ko ak askanu Sénégal ci ay thèmes yu wuute lépp ngir réew mi. alors ginnaaw bi ñu gërëmee sunu invité yi nga xam ñoo fi jaar keroog li nga xam si moo di àllarba ñu waxtaane woon mbirum Sénégal waxtaane woon mbirum migration waxtaane woon àndoon ceek le président Boubacar Seye ñuy gërëm aussi la diaspora sénégalaise ku ci ne fa nga toll ñu bari woote ànd ñun émission bi keroog ñu waxtaane woon mbirum diaspora sénégalaise bi lu tax diggante ñoom diaspora bi ak nguuru président Macky Sall ay gàllankoor tàmbali am ba naan sax mbaa sëy bi commencé wul tas pourquoi le divorce. alors ñu waxtaan ci point yu am solo génn ci du ñàkk ñi ko bàyyi xel jot naa ci aussi ay écho ñenn ci waa pouvoir dem ba naan ma dafa mel ni tey émission bi daf ñu war a jox benn baromètre boo xam tey day tax ba lii di nguur gi war a soppi doxalin ci lu bëri ndax dëgg la c'est vrai que pouvoir dana teg ay jëwrin waaye est-ce que kii njiitum réew mi fal dina jox dëgg-dëgg ki nga xam mooy njiitum réew mi la bonne information la plupart du ko jox la bonne information dañ koy jox li baax li ñu yaakaar ni moo baax li ñu yaakaar ni moo neex fekk na am na lu askan wi loo xam te ne bi le terrain moo koy mën a wone kon sant leen bu baax ku ci ne ni ngay bàyyee xel émission diisoo tey suñu invité bu ñu waxtaanee thème bi bëgg waxtaanee da ngeen xam ni yellu na ngir mu toog ci plateau bi ndax en tant que jeune en tant que ku dëkk ci Saloum ndax bu ñu waxee Koungheul wax commune bu Fass Cekkeen plus de 400 et quelques kilomètres de Dakar kooku kon ñun ñooy waa kaw gi nga xam tey bu dem koom ñoo koy njëkk a yëg bu fekkee doxul bu doxee ñoo koy njëkk a yëg te itam développement dafa war a tàmbale à la base. pourquoi loolu mooy Sénégal dafa mu tollu fan yi dëkk démb dégg ngeen ay manifestations yu métti am ci Sénégal président Macky Sall génn def message à la nation bi mu génnee yemu ca dafa daal di joxe ay promesses ni dégg naa li ngeen di jooy yéen ndawu Sénégal yi mu ni ci loolu sax dana teg ñetti téeméeri milliards ak juróom-ñaar fukk. ngir def ko ci secteur emploi des jeunes ñu bari ni kon waaw emploi bu ko waxee du Dakar rek les régions ci la ñu bokk tey ñu tànn kenn ci région bi nga xam mooy bu Kaffrine bokk ci yu bees yi Sénégal yi waaye nag mu am gox bu am potentiel alors sunu gandim Babou Khady Dieng wala Babacar Dieng yooyu ñaari tur bu ngeen tànn baax na sëñ Babou ma lay nuyu normalement war nga mën a tekki masque bi xam naa ni yaa ngi ci sensibilisation bi macha allah. ndax tamit sensibilisation mënut a ñàkk ak it les mesures barrières ma lay wax dana jàmm ci plateau bu diisoo. waaw Serigne Modou ñi ngi lay fay. ñu ngi nuyu kilifa ak groupe bi. aussi di remercier ñi nga xamante ñoo nekk ci liggéey bi. merci beaucoup. waaw di nuyu aussi téléspectateurs u DTV yëpp. jaajëf maa ngi koy wax sànq en tant que jeune en tant que sénégalais en tant que membre APR. ngay responsable coordination département bu Koungheul kon ni ma ko waxee sànq da nga placé pour def ak ñun waxtaan ci tolluwaayu réew mi alors jàngat bu njëkk bi mooy Sénégal tollu tey président Macky Sall génn est-ce que génnu président Sall bett na la ni ñetti téeméeri milliards ak nangam pour ndaw ñi wala loo foogoon la exactement. waaw sëriñ Modou nga baal ma. balaa ñuy xuus ci waxtaan bi. waaye d'abord nga may ma mu nuyu suma région. waay rawatina département bi ma jógee di Koungheul. ak suma commune di Fass Cekkeen. waay di nuyu aussi suma kilifa di Mohamed Dieng ak suma yaay. le maire de la commune aussi. le maire de la commune oui. ak suma yaay Adja Soxna Seck. di nuyu sunu famille bi yëpp. comme ni nga ko waxee président génn bi mu génn. wax dëgg yàlla ku xam président di nga xam ne loolu nekkul lu bettee. ndax naturellement. loolu mooy taxawaayam si askan bi. mais dafa fekk ne rek situation bi ak ni mu demee.
ñun comme ni nga ko expliqué si sa commencement. La région de Kaffrine wala département de Koungheul. jeunes yëpp dañu dajaloo le 20 mars. woote benn daje bu mag par rapport ak appel bi président lancé. jëmale ko ci jeunes yi. ñu def ci benn njàngat bu rëy rëy. mu nekk loo xamante ni vraiment mu doon lu am solo. am na ay points yu bëri yu ñu ci tënk. dëgg la tënk gi point yooyu sax moo tax day aaja ñu mën ci ñëw tey boo xamee Sénégal fi mu toll xam ni macha allah Sénégal dëkk bu ami ndaw la nga gis ni dafa am ay pôle développement maanaam tey zone boo jël dafa am lu mu moomee Saalum koo xam na nga xam ci mbay. ak sàmm ak la ci aju tey bu ñu doon xool situation économique bu Koungheul maanaam Saalum loo ñu mën a wax la fa am ci potentiel boo xam ne ndaw yi macha allah jàmbaax lañu ndaw yi macha allah xarañ nañu bëgg na liggéey ku leen ci jàppale ñu dem parce que la preuve da nga am barki dem benn ndaje boo wootee ndaje boo xam tey da nga ca woo jeunes yi muy opposition yi pouvoir ca macha allah ñëw nañu du ñaax sax dañu am illustration yi ci image yi ci biir signé li nga xam mooy ci écran bi pour wan ni am na ndaw yi bëgg nañu liggéey ca ndaw yu bari ñëw nañu muy opposition yi pouvoir ngir wuy si woote bi kon tamit yaakaar am na boobu yaakaar fu ñu ko war a wékk. waaw Modou Mbacké comme ni nga ko waxee. ku xam région de Kaffrine. yaakaar naa ne ci mbay lañ leen gën a xam ak càmm. mais ci wàllu mbay. mun nañ ci wax lu bëree bëri loo xamante ne nii. état du Sénégal. mi ngi koy def. di ko jàppale baykat yi. dëgg la jëm ci wàllu semence. jëm ci wàllu matériel agricole. jëm aussi. ci li nga xamante ni mooy accompagnement. yooyu yëpp état du Sénégal mi ngi ci dimbale. ñi nga xamante ni ñoom ñooy baykat yi. mais aussi dafa fekk ne xam nga lu mel ni 2020-21. dafa am lu metti loo xam ne moo ñëw dal ci kaw adduna bi. dëgg la mais loolu président daf ko teel a comprendre. ba yaakaar naa ne su ma juumul daaw. ci wàllu agriculture dafa jël lu toll ak 60 milliards. mu jagleel ko mbay mi. parce que xam nañ ni Sénégal. pour mu génn ci difficulté yu waral dal adduna bi. Sénégal mbay rek moo ko ci mën a génne. dëgg la waaye yaakaar naa ne bi ñu demee ba nga xamante ni nawet bi pare na. gis nga li ñu am ci rendement. am nañu 1,8 million tonnes d'arachide. bokkul ak céréale bi ak yooyu. mais dafa fekk ne comme li gënoon a metti ci situation ndaw ñi. mooy tëju bi. confinement bi fi jaar ak yooyu. moo gën a metti woon trop. loolu moo gën a jafe. ci ndaw ñi dëgg la ndax ku xam ndaw da ngay xam ne ndaw moom day tësi waaw du toog léegi nag soo xëyee benn jour rek ñu ne la da ngay toog benn bërëb loolu dafay daal di doon problème day metti waaye léegi nag loolu moo tax ñun la jeunesse de département de Koungheul ma àndoon si ak jeunesse bi yëpp ma di leen féliciter di profiter ci occasion bi pour féliciter leen bu baax a baax ndax ku mel ni Baba Thioune moom mooy président conseil départemental de la jeunesse ak Guer Tunkara ak Pape Demba Thioban Juma Camara ak ñoom Ilimane Cissé mu nekk benn groupe boo xamante ni groupe bu am solo la ñoo dajee mën na leen nag dama bëgg ñu woo jeunesse su département bi yëpp ñu waxtaan parce que président dafa am lu mu dafa am décision bu mu jël lépp mu pour dolli ci parce que président ku xam-xam ne yàgg na dimbale ndaw ñi mais dafay dolli ci li nga xamante ni moom la doon dimbalee ndaw ñi mu jël ci lu toll ak 350 milliards ne daf koy dolli ci li mu doon dimbalee ndaw ñi ñu ne nag kon loolu jeunesse su Sénégal yëpp war nañ ko remercier ci loolu très bien aussi loolu moo waraloon ñu woo yàlla dimbale ñu aussi jeunesse bi yëpp ñëw wuy sunu ba nga xamante ni amul fii laa bokk amul fay laa bokk ci jeunesse su département bi donc du opposition de pouvoir ñëpp bokk ñëw ñëpp ñoo ànd ñëw mais mu lu jafe ñëpp ñoo ànd ñëw parce que tey Sénégal nga mën a teg boole ndawal opposition ndawal pouvoir ñu bokk toog ci benn jataay mais loolu tam c'est très difficile ndax nga xëy na lan moo nekkoon pexe mi ba mën a dajale ñoo ñëpp waaw xam nga ñun Koungheul lañ dëkk yàlla dimbalañu suñu waajur aussi mu am fa taxawaay bu am solo kon ñun suñuy morom xamante nañu bu baax xam nañu lan leen capable ak lu ñu capableul moo tax loolu parce que nit ki boo ko wooyee mu wuyu si la dafa am lu muy yaakaar ci yow mooy ak njub ak aussi bëgg li ngay def loolu moo tax ñëpp jeunesse bi ñëpp ñoo ñëw yàlla dimbalanu mu nekk lu am lu réussir lool après ñun nag président yow it danañ la sant bu baax
di ñaan nag li nga xamante ni moom ngay préparer pour la jeunesse du Sénégal. mu bàyyi nu xel. justement si jeunesse su département de Koungheul. waaw tey bàyyi xel googu tey yaa ngi tudd mbirum mbay ndax Sénégal moom daanaka téeméer boo jël juróom-benn fukk ba jàpp juróom-ñaar fukk ak nangam yëngulu ci wàllum mbay napp soog caa ñëw la ci aju tey Saloum ni nga ko waxee wala bu ñu jëlee région Kaffrine muy la Ndoukoumane genre ak li ko wër muy Sine ak Saloum nga boole ko tey bu président taxawoon ni waaw yéen ndaw Koungheul yi de dañoo bëgg ngeen wax ñu yan secteur ak yan secteur moo fay dox moo baax ci gox bi ndax gox bu ne géographiquement dafa am lu fa baax boo jëlee Casamance moom wàllum mbay ku ne xam na ko fa ak leneen li nga xam moo fay bay ci wàllum noor gi boo jëlee fi nga xam mooy côté ñaay bi dañuy mbay mbayum noor tey bu doon te Saloum tey potentiel ba fa nekk lan la fu nu war a mën a dugal loxo ba ndaw yi mën caa gis seen bopp. waaw comme ni nga ko waxee Saloum moom. yaakaar naa ne seen suuf bi. nekk na suuf boo xamante ni presque booy xool li baax Casamance. baax na Saloum. waaw li baax Bawol. baax na Saloum. bien sûr muy gerte muy céréale bi muy mbayum noor mi. lépp dox na foofu. ba xam nga aussi boo seetee. tey mun naa ne 2012 ak léegi. am na jéego yu bëri yoo xamante ne état du Sénégal def na ko foofu. ci région de Kaffrine bi. ndax ku ne mbayum noor. da ngay wax ndox. tey mun naa wax ne man arrondissement bi ma dëkk muy Ida Mouride. foofu presque 32 forages. yoo xamante ne nii état du Sénégal taxawal na ko foofu. te forage boo ko waxee mooy mbayum noor. nit ñi mën nañ ci naan en même temps mën nañ ci def seen mbayum noor tam nañ ci mën a wëgg jur gi aussi waaw mën nañ ci def lépp bu dee si nawet bi la aussi semence yi nga xamante ni moom la baykat war a am pour mën a dem liggéeyi état bi mu ngi accompagner bu baax a baax ndax boo xoolee ren rek yaakaar naa ne su ma jumul 60 000 et quelques tonnes yoo xamante ni certifié la état bi war na ko jël pour jàppalee ko baykat yi kon mu des matériel agricole bi ci wàllu tracteur mooy matériel yi nga xam ne nii matériel yu mag yooyu loolu rek 6 tracteurs yoo xamante ni si arrondissement Ida Mouride bi état du Sénégal def na ko foofu te 6 tracteurs fu mu nekk ci benn arrondissement je pense que mën na couvrir lu am solo léegi mu ngi des ñu ndaw ñi nag ñu gën a góorgóorlu xëy na sax ñu ngi góorgóorlu mais ñu yokk góorgóorlu président li mu mën mooy jël ay moyens jël ay décision teg ko pour la jeunesse léegi nag jeunesse bi ñoom ñoo war a xam na nag li mën a booster réew mi si ñoom la des justement dem ba li président Macky Sall teg ndaw yi ñu ngi taxaw mais yéen tamit da ngeen am rôle fexe ba lu ñëw yéen acteurs yi ngeen xeex ba ndaw yi jox seen wàll ci wàllu gouvernement des fois dañuy wax ni am na lu génn mais est-ce que mi ngi àgg carrément fa mu war a àgg loolu tam am ngeen ci rôle aussi am ngeen ci rôle dem ca fa ñuy dogale ngeen ñaax kilifa ya ñu mën a séddu nag gox yu ni mel ndax jàpp naa ni bu waa Louga taxawee seen wàll war caa mën a jot waa Diourbel jot seen wàll Koungheul tamit dañoo war a jot seen wàll ci wàllu gu ni mel mais tam fexe ba def ko ci secteur bi nga xam tey mooy mën a am ëllëg ay revenus yoo xam te ne bi day tax ba koom-koom mën jëm ci kanam loolu tam jàpp naa di ngeen ko bàyyi xel bu baax a baax. waaw comme ni nga ko waxee xam nga wax nga dëgg parce que financement. baax na trop. mais yaakaar naan formation. daf ci ëpp solo. yaakaar naa loolu moo tax président ak dogal yi mu jël. ñaax na ñi nga xamante ñoom la dénk wàllu woowu. très bien ñu gën a insister ci jeunes yi ñu former leen. parce que nit ki bu fekkee da nga ko former ba pare. li nga koy dénk dina ko mën a doxal. bien sûr waay ba pare tam nga def ko fi nga xam te day mën a jurum koom nag. day mën a jur koom. aussi li nga wax si wàllu financement yi. man xam naa ne financement yi muy DER. muy ANPEJ. liñ si financement am na lu am solo lu ñu def si suñu département. mais xam nga aussi boo xoolee année bii dafa doy waar. ndax Covid 19 suñu borom wàccewul Covid 19 kese. mais ni mu doonee jàngoro noo lay wàcce waale yeneen i coono teg ko ci. ñooy ànd. waaw mu ànd. léegi parce que boo xale yow boo financé benn jeune. mu war a dem liggéeyi. war a rembourser. mu dem liggéey bi doxul. parce que feebar bi gàllankoor na ko. day taxawal liggéey bi. day taxawal liggéey bi. koo xam nga remboursement bi. dafay indi problème mais. financement yi moom. wax dëgg yàlla dugg na ci suñu département. mbaa ci jamonoy Covid bi ak liggéey bu taxaw ANPEJ ak ñoom DER daañu mën a suspendre un peu seen ay recouvrement maanaam tey Modou Mbacké da nga ko lebal waroon naa joxe nangam ci weer yi wala ci juróom-benn weer yi mu tombeek jamono ji ndax amoon na lu ñu ko war a mën a baal tuuti ngir mu gën a xëqalee ko tuuti ba mën a joxe ba mën a doxal liggéey kaayam.
waaw comme ni nga ko waxee xam nga loolu président de la république moo si njëkk a taxaw ndax Covid bi mu taxawee dafa joxe institution ne institution financières yi yëpp nañu seen i clients yi nañ leen dimbale ci seen échéance yi ñu xool nan leen mën a accompagner si loolu yaakaar naa suñu demee ba banques yi jàppale clients yi si loolu waxuma la ak DER ak ANPEJ loolu moom lu am la te loolu président teel na si jël mais am na application sur le terrain nga xam tey terrain bi président wax ñu koy jëfee loolu am na alhamdulilah loolu am na parce que man dama ci xam dara loolu moom lu am la vraiment ñoom sonalun kenn ci paiement bi ak yooyu parce que maanaam jàngoro bi dafa nekk lu doy waar xam nga nit ñi dañuy xool rek yaakaar ne Covid 19 mais suñu borom ni mu wàccee comme ni ma la wax sànq rek dafa am leneen lu mu àndaale mooy lépp loo yaakaaroon ci koom jàngoro bi ñëw na faagaagal ko dëgg la te li dal Sénégal sax mën naa la wax ne bokk na ci réew yu gën a jàmbaare ci àdduna bi ndax tey boo demee États-Unis la fa am lu doy waar la da ngay gis koo xamante ni waaw ku taxawoon la tey nii ci mbedd mi lay nekk di fanaan nga gis koo xamante ne nii vraiment nekkoon na ci situation yooyu yëpp ñun ñu ngi koy gis kon tey metti na mais teewul président wax dëgg yàlla bàyyiwul loxoom mi ngi jàppale li nga xam ne nii moom la war digganteem ak jeunes yi yemul sax ci jeunes yi mi ngi jàppale jigéen ñi ak mag ñi ñëpp waaw kon loolu su amee man li may ñaax rek mooy ñun en tant que ay jeunes ñoo moom réew mi kenn duñu ko defaral ñun ñoo ko mën a defaral suñu bopp li nga xamante ne ni kilifa gi jël na ko comme ndogal nañu ànd ak moom si loolu ñu gën ko jàppale ndaw mooy suuxat jàmm ndaw mooy liggéey boo liggéeyee rek parce que kuy liggéey kooku mooy am wërsëg mais koo xamante ne ni liggéeyuloo sa wërsëg du yomb donc faaw ñu xëy koccale foo ñu koccale mais alors ci loolu tey dama doon def ay temps benn taxaw seetlu ma gis ni temps ci ginnaaw jamonoy bi ndaw yi takk gaal yi di tëmb ci ndox mi bari woon na ay ndaw yu dëkk booru Kaolack Foundiougne Koungheul nag leeru moom mbaa jamono boobu yéen ndaw yi ana ban taxawaay parce que booy xool dafa doon benn phénomène bu laal Sénégal gi yëpp li tax mu laaj loolu mooy buñ doon listé dëgg-dëgg les mots maanaam tey jafe-jafe yi nga xam tey ndawal département Koungheul am na ko loolu ñu tegal taabal ji lan fan mooy doon secteur yi nga xam tey doon na secteur yu sooxeem te pourtant foofu rek bu ñu ko sooxatoon tey mën naa doxal koom-koom ci lu bëri foofu ci gox bu ni mel. waaw comme ni nga ko waxee affaire gaal yi moom. bu fekkee dëgg rek moo neex yàlla. jeune département du Koungheul bokk nañ ci. xëy na nag am na ci yeneen gox yu mu ëppee. waaye mais loolu aussi dafa am benn seetlu bu ñu ci war a def. da nga gis jeunes yoo xamante ne ni danañ am liggéey. mais la ñuy am dañ koy xeeb. yaakaar ne bu nu demee bitim réew la ñuy am foofu moo ëpp li ñuy am fii nii te xam nga loolu parce que nit ki li nga nekk lu mu tuuti boo ko gëmee rek di nga ci mën a di nga ci bu la yàlla dimbali di nga ci mën a génn man daal li nga xam ne ni man moom laay wax si ci mbiru ndaw yi suñu goox ñun nañu dem ñu bay parce que mbay mooy loo xamante ne ni mooy dundal am réew am ngeen suuf su doy na àll bi amul xorom amul benn problème bu ko impacté àll bi amul xorom suuf si doy na vraiment forage yi aussi bënn nañu ko am na fu aussi waa ANIDA def nañu foofu ay tool yu baree bari yoo xam lu mu néew ne war na mat 15 tool yoo xam ne ni mu ngi foofu noonu ci suma arrondissement rek laa lay wax de suma arrondissement loolu kon li des mooy ñu dem xëy na matériel yi nga xam ne ni mooy diggante matériel yu outils yu ndaw yooyu mu ñu complété ko rek mais jeune boo demee tey nga dem ñu daggal la benn 3 hectares nga def fa sa production mais su paree doo soxlaal kenn dara mais est-ce que tey ndaw yi malgré que am na ay ferme ay tool am na encouragement mais est-ce que ndaw yi gëm nañu des ci dëkk bi toog bay parce que des fois ñu bari ak mën a yem jàpp nañ ni ci ndaw li toll ci digg dooleem jàpp na ni moom ni ci àll bi di bay moom nekkatut léegi fu jamono toll ñu bari jàpp na ni voilà bala ngaa tekki da ngaa ñëw réewu taax ñu jàpp ni faaw nga génn Sénégal dem Europe xëy nam est-ce que communication bi sensibilisation bi ci par rapport ak jeunesse bi pour ñu gëm ni àll bii Espagne dañuy bay nekk ay baykat bu mag boo fa demee di fa def immigration bu defu ndànk da nga bay pour am xaalis boo feesee ko dem États-Unis ña fa gën a nekk ay milliardaires mooy baykat yi est-ce que tey ci foofu ndaw ñi ñu ngi dem ba am conscience bu jàpp ko dëgër que ni dañoo war a toog fii bay donte ay jumtukaay mi ngi fi.
gis nga li nga wax noonu dafa doon lu am solo. gis nga mbay. waay man mii di wax ak yow damay bay. yaa ngi bay ba léegi. ba léegi tey laa la gën a. tey laa waaw doonoo bekkatu dimanche àllaaji. non damay bay bu baax a baax a baax. dëgg damay bay. alhamdulilah. gis nga mbay moo yore adduna bi. boo xoolee tey mën naa ne réew yi nga nekk di développé yëpp. si mbay lañ jaar. macha allah. te effort bi gouvernement di def ci wàllu mbay. waay comme li nga wax ci manque de communication. dafay des ci ñu concentré wu suñu effort ci loolu. nañu wax ndaw ñi nañu wax ndaw ñëpp. nañu wax ndaw ñëpp ñu préparé wu ñu dem. ñu bay boo xoolee Maroc gii. waay yaakaar naa ne ku nekk gis na la fa am. ay baykat yu mag lañu. ay baykat yu mag lu bari li ñuy lekk di ay fruits fii mi ngi jógee Maroc. Maroc lay jógee. waay boo demee tey comme ni nga ko wax États-Unis Espagne gii nga xamante ku jóg da nga naan Espagne. waay boo demee Espagne booy dugg Espagne dañ lay li ngay njëkk a def foofu mooy dañ lay bayloo. waay kon loolu. dama ne jeune bu nekk. na nga am fulla na nga am fayda. nguur am na lu mu mën. mais am na loo xam ne yow yaa koy may sa bopp. tey condition yi waral nga mën a dem liggéey. lépp tegu na. kon dafay yow yaay jël sa volontaire bopp. nga dem nga préparé wu nga bay nga nekk sa ruq. boo ko defee 1 an 2 ans 3 ans. da ngay jékki-jékki rek nga mënal sa bopp. wante su fekkee da ngay naan ne man réewu taax rek réewu taax mais réewu taax ñëpp xajuñ fi. te vraiment loolu moom mooy problème mu Sénégal. ndaw ñi ñu si bëree bëri jaral na leen sax ñu ñëw fii Dakar. nekk fii yor fi seen benn mbuus bu ndaw. di wër ak moom ba noor bi jeex ñu dem presque duñu am benn kii. loolu nag soo fekkee dem nga ci sa fi nga dëkk. nga investir foofu. incha allah rabbi yàlla mën na la dimbali nga génn si. ku ne xam na ni ndaw yu bari sax dañu bëgg a liggéey mais des fois. problème bi mooy am accès par exemple tey est-ce que ñu ngi am suuf est-ce que bu nu bayee ñu ngi koy am fu ñu ko mën a jaayee bu dee da ngeen di mbayum noor est-ce que tamit boo produire ba noppi am nga yoon woo ko teg pour mën koo jaay xam ba ngay wax sàng ni géographiquement Koungheul ak Dakar soree na te yow itam sa commune ak Koungheul naam sorewut noonu mais dem naa fa. dem naa fa aw ci rang bi. keroog sama gars yi dañ ma doon filmer di ma photo ndax na ma meloon. waaw may leen sant yàlla man da nga bëgg yu mel nii da nga bëgg di génn. di dund parce que ay kaw lañu. dañuy bëgg di dund lu mel noonu muy neex ci suñu xol dañu waaw loolu moo ñuy suuxat pour wax ni la est-ce que ndaw yi am nañ accès ci la fa am ci suuf ñu ngi koy yombal côté administration. boo bayee nga mën a jaay est-ce que tamit voilà yooyu yëpp mi ngi am mbaa tamit ndox mi cherul aussi ci ñoom. waaw problème mu suuf moom buy am dëgg-dëgg. du côté boobu. ok. problème mu suuf buy am. xëy na côté bii Dakar. te fii aussi li tax mu am problème mu suuf li ci ëpp mooy. nit ñi ni ñu ko bëgg a dëkkee. ni mu xatee quoi. waaw ni mu xatee. mais foofu koo fa dem sa papa am na suuf boo xamante ne nii. tey boo demee yow bu nawet jotee wala tey noor bi nii sax boo fa bëggee bay. presque mënoo ko jeexal. ok kon problème mu suuf taxawul foofu noonu. aussi problème mu vente maanaam. ñàkk a jaay bi ak yooyu. amul problème ndax nii may wax ak yow nii. gerte mu ngi woon ci 150. tey nii may wax ak yow nii boo amul 375 doo ko laal. kilo gerte bi fi ñu toll nii. ma dama ne en 2000 avant 2012. waaw moom gerte mi ngi woon ci 150 ay 160 150 160 mujj mu ñëw 210. waaw tey prix baa ngi ci 250 francs officiel. tey boo amul 375. doo ko am. ok kon loolu. am na yu bare yoo xam ne ni état bi defar na ko foofu. boo demee aussi ci wàllu lijum bi ak yooyu. loo bay. boo demee ci marché yi rek waxuma la nga indi ko Dakar de. luuma yi foofu wax même jëlu sax luuma. ci marché yi foofu rek. boo jël par exemple bu amee sa kànja. soo demee ci marché Koungheul soo yegg gaa yi jiiroo ko. amul benn production boo xam ne tey dañ naan la. tey boo demee wàllu maïs. suñu usines yii li ñu soxla ci maïs. ñun genn wàllaat gi sax mënuguñ ko bay. waaw kon loolu. maanaam li fi nekk mooy. xeeb. d'accord te xeeb baaxul. ku nekk li nga xamante ni moom ngay tàmbalee na nga si tàmbali. nga jéem ko yaatal. su ko defee rek yàlla mën na la dimbale nga. mais tey yaa ngi wax mbirum mbayum noor mais est-ce que foofu bari na ñuy bay mbayum noor est-ce que ba tey maanaam ndaw yi ñu ngi ci parce que booy xool potentiel day am mais duñ ko exploiter dëgg. da ngeen leen di waxtaan ak ndaw leen sensibiliser ndax ngeen koy defee da ngeen di am ak ñoom ay rencontre seen biir wala yi ne ci ay parti politique ku ci ne da ngay woo say militant teg ay projet
ngir mën a samp ay usine de transformation est-ce que foofu am na ay unité maanaam tey bu ñu bayee dara war ko faa mën a transformer ndax xam naa ni loolu mooy tax ba koom-koom dëgg-dëgg war a am ci gox. waaw am na fa ay femmes yoo xam ni ñoom ñu ngi foofu nag. transformation bi moom dëgg-dëgg. si jigéen ñi la ëppee. fa la ëppee foofu la ëppee. mbayam noor mi aussi am na ay zones yoo xamante ni foofu am na fa doole. fu mel ni zone Saly Escale bi. am na fa doole bu baax a baax. waaw aussi comme ni ma la wax ni forage yi nga xamante ni tey mu ngi yàlla dimbale nañu ba forage yëpp bënn nañu. wax dëgg yàlla foo si dem rek mën nga xëcc sa tiwo. nga aménager ko nga def li nga. ndox mi neex na. ndox mi foofu neex na pour mbayam noor. foofu yàlla dimbale nañu ba suñu ndox. amul ndox bu am xorom amul dara ndox mu neex la. amul fluor waaw xëy na ndoxu Koungheul bi moo amoon tuuti da doon xonq. te loolu président taxawal na foofu benn usine boo xamante ni moom mooy. traité ndox boobu noonu waaw. macha allah loolu de bu fekkee parce que man keroog jaar naa Koungheul bi nu ubbee robinet bi moom dama ni waaw lii de mi ngi mel ni daal daanaka ñeexu baase yooyu xam nga ko baax janga sant. loolu nag amatu fa léegi. waaw daanaka comme keroog boobu comme ndox mi comme ñeexu baase. loolu moom jeex na fa. alhamdulilah kon loolu moom jeex na fa alhamdulilah. alors yéen a ngi ànd ak ba tey diisoo sunu gan Babou Khady Dieng responsable APR la ca département bu Koungheul bokk ci jeunes yi pourquoi tey ñu indi benn jeune ci plateau bi mooy dafa am fu jamono toll tey ay jeunes ñooy ëllëgu réew mi donte Babou sax mi ngi xoos bëgg a jëm paa tuuti mais ba tey jeune la dañuy jàpp ni ku ci ne day am. non man jeune laa jeune bu ndaw a ndaw laa. wallaahi ndeysaan jeune laa. gis nga waaw kon jeune la mais tey jeunes yooyu tey est-ce que ñu ngi leen di dégg à temps par exemple tey li ma bëgg a wax mooy bu ñëwee ci réellement politiquement parlant président Sall am na lu xew ay manifestations am na. ci leen soo ko génnee wax est-ce que ñu ngi leen doon dégg à temps yéen à la base ndax ngeen doon def ak jeunes yi avant dara di xew bi lii xewee tey it ndax ngeen def ak ñoom ba ñoom ñu gis ni kat li état bi def pour ñoom la te ñoom ñooy ëllëgu réew mi aussi. waaw comme ni ma la ko waxee si njëlbeen gi maanaam jeunes yi moom. mën naa wax ne li passé fan yee si ginnaaw. loolu li ëpp li ko waral mooy. tëju bi. loolu moo waral problème bi. ok mais jeunes yi moom wax dëgg yàlla. ñu ngi wax ak ñoom bu baax. te aussi xam naa ne fi li nekk suñu kanam. ñëpp dinañ ci teg seen bët. alhamdulilah ñun daal léegi fi li nga xamante moom lañ teg suñu tànk mooy. sensibiliser suñu ay morom. ñu wax leen ne. nanu dëgg la ñu ngi góorgóorlu. ñu ngi góorgóorlu mais lépp lu ñu doon def ñu yokk ko. yokk ko bu baax waaw ñu xam ne suñu réew. ñun ñoo ko moom. te lépp loo xamante ne ni lu ñuy tabax la. si jàmm lañ ko mën a tabaxee. waaye jàmm waay. waaw jàmm lañ ko mën a tabaxee. doole. ak fët mayewul dara. ki nga xamante ni tey moom moo jiite réew mi. am na effort yu mu def nañ ko ci répondre positivement. mooy lan nañu ñëw ñu ànd ak moom gunge ko ci bëgg-bëggam. parce que vraiment bëri na ay projets yu mu teg pour jeunes yi waaye na nit ki soo koy dimbale itam. na fekk mu xam li nga koy dimbale mooy lan. bien sûr waay. waaw kon ñun li ñu war mooy nañu sensibiliser suñuy moroom. ñu ñëw parce que réew mi ñun ñoo ko mën defar. benn malien du ñëw fii Sénégal di defar Sénégal. moom kay Sénégal yi moo ci jiitu. te Sénégal am na lu ñu ñëwee mu nekk lu am solo. nañu fexe ba bu kenn yàq image boobu noonu. en tout cas daal man loolu laa ci ma. alors ci manifestation est-ce que Koungheul amoon na ci mbir yi yàqu baa bëriwu fa comme ni am ci yenn gox yi. non macha allah loolu moom yàlla defal nañ ci sutura ndax ñun Koungheul yàlla daf ñu dimbale ñu nekk. population yoo xam dañoo juboo dañoo yaru. alhamdulilah waaw loolu yëpp amu fa. waaw lépp lu nu lépp waxu du ma wax ne amul lu nu naqari de. mais lépp ci discipline lañ koy defee. de benn yàqu-yàqu amut fa. yaakaar naa suma juumul sa manifestation am na fa mais si 2 heures de temps la am. ay élèves ñoo génn. ay élèves laa wax. ay élèves ñoom ñoo génn def manifestation bu ndaw. ñu delluwaat seen kër yi. amul benn problème foofu. amul benn problème alors mais tam du tee ñu dégg leen bu baax nga tey des fois ndaw li ñàkk koo dégg ca teel day tax ba meram di doon benn ñaar muy téye ñett muy téye bu diisee ba diis rek day daal di exploser ci zone boobu yéen ña fi nekk ay kilifa politique rawatina ngeen bokk parti au pouvoir. ndaw it am ci yéen yaakaar naka ngeen di taxawee ak ñoom naka ngeen leen di gérer jamono yi nga xam tey c'est vrai que ay jafe-jafe am na naka ngeen di waxtaanee ak ñoom naka ngeen leen di defalee naka ngeen leen di encadrer ba nu xam ni am na fu mi toll foo xam ku ne dañ ci war bay sawaar. waaw comme ni nga ko waxee loolu yaakaar naa ni ñu ngi ko doon def. mais cette fois-ci dañ ko gën a taxawal. parce que ci daje bi ñu doon def.
malgré bi ñu wooyee jeunes yi ñuy ñëw. wax nañ leen ne dañ bëgg a taxawal benn kuréel goo xamante ne nii. jeunes yi nga xam ne dañoo am seen i projet ñu déposé ko. très bien. su yàlla dogalee bu nu ko déposé par nañu indil. kii bi copie bi waaw copie bi quoi. très bien oui. accusé de réception. très bien oui. après ça ñun dinañ def la suite. waaw ñu jàppale leen bu baax a baax. ndax aussi ñun loolu rek leen ci mën. très bien waaw maanaam ñaax suñu ay morom ba nga xamante ne ni. maa ngi leen doon wax ne leen ne bu kenn tayal. parce que tayal baaxul. dëgg la waaw am na loo xamante ni nit ki yaa ko mën a defal sa bopp. yaa mën a jógal sa bopp. dëgg la nga gëm sa bopp. nga dem soo ko defee loolu bu état ñëwee bu la tegee loxo rek. da ngay mën a dem en tout cas ñu ngi waxtaan ak ñoom ñu ngi leen di dalal bu baax a baax. te am naa yaakaar ne fi ñu jëm ak dogal yi président jël yaakaar naa ne fii ak quelque temps dinañ gis soppeeku yu bëree bëri. te jeunes yi aussi les conscients nañ ndax xam nañ ne lu ci bëree bëri. dañ leen doon jéem a jaxasee ak yooyu mais léegi seen xel yi ubbeeku na bu baax ndax koo si waxal li mu lay wax rek da ngay xam ne léegi li des mooy ñi nga xamante ni ñoom la président dénk financement yi ak kii formation yi nañu gën a wàcc ci terrain bi bañ a fermé wu nañu wàcc ci terrain bi bu baax a baax waaw wax ak jeunes yi parce que jeunes yooyu seen i doom leen seen i ay jarbaat seen i ay rakk leen su ko defee jeunes yi xam nga nit ki pour nga mën ko jàppale day fay fekk mu ñeme la nit bu la ñemewul du la mën a jàppale kon ñun loolu la ñuy ñaaxee ñi nga xam ne ñoom la président wóolu dénk leen côté boobu nañu wàcc ci terrain bi te gëm naa ni loolu ñoom am nañ ci dégg-dégg macha allah su ma juumul lundi am na ANPEJ kii astafurlah DER war na ñëw si département bu Koungheul te aussi DER war nañ fa samp bureau boo xamante ni au lieu que ngay jógee ba Koungheul di ñëw Dakar pour déposer projet léegi ci Koungheul ngay yem nga déposer projet loolu mu nekk acte bu am solo loolu moom dinaa ko rafetlu ndax fii nga toog nii fii la sëñ Sow toogoon benn monsieur Sow la muy directeur des projets wala étude projet bi nekk ci FONGIP bu nekk ci FONGIP keroog fii nee naa ko il faut ngeen di ubbi par exemple tey ki nekk Kaolack zone centre la mënta bàyyi yitteem jël paas bàyyi léppam ñëw Dakar ci lu tax lu jënti ko il faut ñu dem ba kuréel yooyu fekk askan wi seen ay gox par exemple tey maam bu am Diourbel am bu am Kaffrine maanaam même département yi sax dafa war a am bu ko defee mu jege ndaw ñi mu jege leen kon loolu tey dama koy rafetlu bu fekkente ni dem na ba dafa ubbi benn bureau di mën a dimbali parce que foofu zone centre la boo xam tey Dakar dafa sori pour nga bàyyi say soxla yëpp xëy dox ci benn papier boo xam sax il faut nga amaat ay yooni yoo baagante kon dem fekk leen loolu baax la mais tey yaa ngi wax sànq ni nan gars yi ubbeeku gis naa ni bu dee côté pouvoir macha allah bari na ay cadre yu nekk foofu ci zone boobu ndax xam naa fa ñu mel ni ay secrétaire d'État xam naa fa ñu mel ni ay ministres ay directeurs généraux tey ñoom seen implication ci développement wu gox bi ak la jeunesse foofu tey noonu demee dëgg-dëgg est-ce que ñu ngi doxal seen rôle ci nga xam mooy gox ba lu koy soxla. waaw Modou Mbacké loolu dinaa ci sawar tontu lool. ndax ñun dafa am nu ñu yàlla bindee. mooy doomu Saalum Saalum. tey ma profité ci occasion bi. pour rendre hommage le ministre Abdoulaye Seydou Sow. ministre de l'urbanisme. moo ngi def liggéey bu am solo. te vraiment mi ngi image u doomu Kaffrine. mi ngi koy doxal bu baax. ndax bul fàtte ne manifestation lundi. mardi. ñun ñëpp bu ñu yeewoo danoo gis ne Ndakaaru dafa set wecc. waaw te loolu yaakaar naa ne taxawaayam moo ñu may loolu. te aussi wàcc bi ma wax ne ñi ñu dénk nañu wàcc. tey boo demee weekend dafay ñëw ci région bi foofu. bu ñëwee bu teyee mu dem bu weekend bi dana dem département de Birkelane. beneen weekend mu dem département de Malem Hodar. beneen weekend mu dem département de Koungheul beneen weekend mu ñëw ko ci région de. département donc kon mi ngi def ay tour ci li nga xam mooy zone boobu. dafa jege askanam. très bien dafa wàccee boppam. dafa jege askanam. te boo ko fekkee mu toog amul xaaral kii dugg déedéet moom bu ñëwee day jël basaam lal ko ci digg bi ñëpp kii muy taataan nag bëgg-bëggu askan bi loolu nag dafa nekk lu am solo. aussi ku mel ni Mayacine Camara moom it ñu ngi koy féliciter bu baax. ci taxawaayam vraiment. autorité yu ñu am foofu. ñoo ngi liggéey bi ñu war a def ci seen ndaw ñu ngi koy def. loolu parce que man boo gisee laaj loolu dama gis ni wax dëgg yàlla bu ñu xoolee Saalum daal.
ci gouvernement bi président Macky Sall taxawal moom sédd na leen wax dëgg yàlla sédd na leen. moo tax kon nag ndaw yi nekk foofu dañuy am sañ-sañ nag ne yéen ñi président Macky Sall sédd ngeen di ay doomu Saloum joxu leen rek cër bi pour seen bopp mais dafa ko leen ko jox pour goxu Saloum aussi donte ñëpp lañ fi war a nekkal mais tamit xam naa ni ku xam politique Sénégal xam configuration ni doxaleem am na lu mu bëgg ca gox ba kon normalement ndaw yi war nañoo mën a yëg seen bopp ci loolu ngeen bañ a dem rek ngeen fa fal ay ndomba tànk ñuy toog ak seen bopp wala sax des fois ñu fay raar li nga xam mooy zone bi jàpp naa loolu nekkul lu gën bu dee nee nga moom Abdoulaye Saly Sow parce que man fekk naa ko fa keroog bi ma demee Fass Cekkeen fekk naa ko fa keroog ñu doon foofu jëlante ay contact donte maa ngi koy waajal sax mu ñëw diisoo incha allah mais pour wax ne la dañoo am rôle ñoom itam ci delloo naar bi xoromam ndax buñ leen fale ci ay ndomba tànk population bu Saloum moo tax. waaw xam nga loolu. nit bu nitee. mooy comprendre noonu. très bien. waaw parce que biñ la falee dañ lay fal ngir saw askan. askan wi nag du fi nga dëkk rek. mais pour Sénégal bi yaatal la ba ñu pour Sénégal bi yëpp la. ñun mën naa la wax ne Modou Mbacké ñun dañu war a sant yàlla. Sénégal yëpp mais rawatina suñu région. ndax tey mun naa ne ci suñu région lu bare bari tey am na fa. boo xoolee am na hôpital bu mag. waay boo xamante ni Kaffrine. donte xaw naa yéex. waaw mais. wilaan ma koy tooñ ma ne ko sa hôpital bi de xam naa ni. waaw xaw na yéex mais alhamdulilah. mais hôpital boobu boo fa demoon. da nga xam ne lii liggéey bi nii rek la mën a demee. faw mu yéex. dafay hôpital bu mag. la ñu def foofu noonu. defal ñu université. ba noppi vraiment ñun li ñu war a def rek mooy. ñu gën a góorgóorlu. gën a xool ci suñuy njiit. ndax ñun dafa am ñoo xamante ni suñuy njiit leen bu ñu tegee duñu bu ñu leen xoolee rek. du ñu juum. dëgg la parce que tey comme ni ñu ko waxee. ñun Sénégalais lañ doon xamoon ci ministre mooy ministre boo xam ne nii tey boo xasee ba ñëw sa dëkk da ngay tëju. am say garde corps. ñu fermé wu. mais tey bu ñu demee ba ministre mën a ñëw. fekk fu mbooloo ma gën a yaatoo nga ñëw rek lal fa sa basan toog. di taataan xalaatu nit ñi. loolu man genre yooyu laa bëgg. am na kon waaw genre yooyu laa bëgg. dama bëgg nit mu oyof. parce que président loolu la bëgg. nit ki soo xamul jàngorom. doo ko mën a faj. doo ko mën a faj bien sûr. waaw moo tax ñun damay profité aussi li parce que aussi. xëy na occasion bu mel nii yombul. damay rendre hommage Abdoulaye Seydou Sow. si li nga xam ni moom la. te mi ngi dimbale région de Kaffrine bi yëpp. tey boo xoolee lépp lu mu mën a jàppale jeunes yi mi ngi leen ciy jàppale si lu mu mën ak si lu mu mënul ak lépp lu mën a jàppale Sénégal yëpp te aussi noonu lay dimbale président de la République kon ku mel noonu ñun suñu fierté la ndam li mu am ñun ñii la koy parce que ñun dañ koy ñaax dañu ko bàyyi dañu koy ñaax dañ naan ko yow dañu bëgg foo taxaw ñoo xam ne fii doomu Kaffrine moo fa taxaw mbaa moom ñaax yooyu nga koy ñaax ñu ngi yóbbu doléance u doomu Saloum ci président Macky Sall waaye tam président est-ce que mi ngi réagir par rapport ak doléance yi doomu Saloum. waaw ni mu ko waree ci doomu Sénégal yëpp. waaw loolu moom lu ma leer la. doléance du taxaw si moom teyegul ci président. waaw loolu moom. moo tax daal ñun am nañ ay références. am nañu ay références te Abdoulaye Seydou Sow aussi ndaw la ñun ñëpp ay ndaw lañ. kon ñun nañu am repère. suñu repère d'abord na nekk président de la République. ndax kooku ku ko xam ne lépp lu mu am. yar moo ko may. lépp lu mu am bëgg réewam moo ko may. dal moo ko may. kon ñun nañu donte ñu ngi koy tuumaal noppi tàng ci suuf mer sedd rey ko gars yi di waxee rek lekk. waaw xam nga président Macky Sall waaw yooyu moom waxu mbedd la rek. mais nekkul li am non loolu moom waxu mbedd la rek. waaw mais li ma mën a xam daal mooy. yàlla bu mu nekk dëgg am nañu référence. mooy le président de la République. kon ñun ndaw ñi. nañu royu si moom. nañu li muy wax. ak décision yi muy jël nañu ko bàyyi xel. bu ñu ci tegee suñu tànk rek duñu juum. mais ñu bàyyi daal yenn façon yi maanaam parce que gis nit. mu am nu mu xaw a góorgóorlu ba am tuuti nga yaakaar ne fekk na moom góorgóorlu moo ko may. ak muñ. il faut ñu jàngal suñuy rakk yi ak ñun ñëpp ñu am muñ. di xaar tuuti te bañ a xeeb. alors yaa ngi tudd président Sall tudd Saloum tey nag da nga représenté Saloum surtout Koungheul ci mbirum infrastructure yi ngay wax ay yoon ay école est-ce que mi ngi participer parce que loolu tam day soxali gox dana tax ba ndaw yi mën a toog dana tax ba ndaw yi mën a gis seen bopp ci fa nu nekk muy seen zone est-ce que tey côté Koungheul
ak li fay am ci ay politique moo xam PUMA moo xam PUDC yu mel noonu nan lañ dugg ci biir goxu Saloum pour mën a fekk ci askan wi mën leen a wàññi seen jafe-jafe. waaw ñun dañuy sant yàlla bu baax. alhamdulilah du ma wax ne lépp mat na. parce que yàlla suñu borom. moo mën a matal lépp. mais ñun man par exemple mën naa la jël benn échantillon rek. mooy suma arrondissement. boo demee diggante Fass Cekkeen ak Koungheul. xam nga yow jaar nga fa. ci rara ba woon. waaw mais ay jamono boo fa demaan. di nga xam ne kon soppeeku am na bu baax a baax. kon avant muy am rara boobu metti woon na. torop nga dem diggante Koungheul ak Saly Escale nga dem ba Màkk Guy. foofu gis nga ni mu meloon. kon wàllu infrastructure. def nañ fa lu am solo. muy wàllu école te amul benn village booy dem te dafa fekk école. muy wàllu poste de santé yii. mën naa la wax ne man sama commune rek nii 3 postes de santé mi ngi foofu. te poste de santé yëpp dañ ko équipé am na ambulance. 3 postes de santé plus de 30 000 am. waaw. mais loolu c'est-à-dire boo ñun presque booy seet boo demee wàllu électricité. mën naa wax ne. am nañu presque 45%. macha allah dëkk yi nga xam ne électrifié nañ la. kon yooyu dafa nekk yooyu mooy développement. macha allah yooyu boo ko defee. nga jël aussi jeunes yi nga accompagner leen. nga indi DER indi ANPEJ ak yeneen i projet kon li des mooy ñun en tant que ay jeunes. ñu gën a mais foofu suñu zone boobu wax dëgg yàlla xëy na nag am na yeneen yu ñu bëgg. mais nag vraiment li fa am moom. par rapport doole ngeen jël daal. waaw ku ñu dolli ñu jël mais nag xëy na amu foon mi ngi jéego mais man doole ngeen jël. waaw ku ñu dolli ngeen jël alors da nga tudd sànq mbirum gox ba mbirum courant mbirum poste de santé ak mbirum faju gi sànq nga wax aussi mbirum soxna yi gis nañ ministère économie solidaire ak yu mel noonu est-ce que ñoom it ñu ngi dimbali ndaw ñi ci ay financement rawat na jigéen ñi ba nu am loon jàpp parce que tamit dama koy wax des fois yenn politique dañuy xaw a bàyyi xel dañuy xaw a fàtte les femmes nga xam ñoom daanaka ñoo nekk mère de famille yi lu ci ëpp borom kër yi bu ñu génnee ñooy gérer ci pourtant dina xaw a fàtte est-ce que foofu tey gis nga ni jigéen ñi soxlawuñu ko leen gën a jàppale normalement loolu soxla la mais est-ce que ña ngi fay dugg ak ay financement di leen jàppale leen encadré waaye itam former leen aussi. waaw xëy na comme fi nga daanelee. formation daal. tey mën naa ne ñun bokk na ci. li nga xam ne ñu ngi koy ñaan. ñu jàppale ñu ko mooy CEDEPS. ndax Koungheul tey bu nu amoon CEDEPS. comme li nga wax ci femmes yi. dinañ leen mën a dem ñun ñëpp ñu defal leen foofu formation. ak yooyu. financement yi mi ngi dugg. mais nag dañoo gën a bëgg ñu gën ñu jàppale ci formation. Modou Mbacké gis nga ak nit loo ko mën a jox ci alal. bu amul formation. du ko mën a gérer du ko mën a gérer day naax saay. kon ñun jeunes yi foofu ak femmes yi yëpp nañu dimbale si. outil de formation. loolu dafay nekk lu am solo su ko defee investissement yi ñuy def si ñun. dina feeñ 3 mois 4 mois mu feeñ. alhamdulilah loolu moom ngay mën a am kii. alors dafa am loo xam mënut a ñàkk ndax ñu ngi dëgg mën élection locale. naam 2022 mais tey ci wàllum politique ndaka la gox bindoo est-ce que bokk nga ci xalaat ni xëy na président Macky Sall bëggul dem élection ni ma ko waxee démb ñu bari dama envoyé message di ma reetaan naa ma waaw kon président bëggul bëre moo tax muy génn géew bi dem ci saako yi ñaari yoon jàpp ñetti yoon est-ce que tey jàpp nga ni élection locale ci gox yooyu tey bu ñëwoon tey Benno Bokk Yaakaar mën na fa amaat doole mën na fa amaat ay localité loolu moom awma ci sax ñaari xel. alhamdulilah waaw parce que ñun foofu ku xam suñu région boobu. di nga xam ne région wu APR la. waaw parce que. comme ni koy ñenn ñi di waxee. président nekkul ne élection locale yi nekkul maanaam dàq bi nu ko dàq nekkul ci moom. parce que dafa woote dialogue national. ci dialogue boobu ñoom ñoo décidé am ay poñ yu war a régler. balaa ñu dem ci élection. léegi nag yow mënoo ànd ak say nawle. ngeen am waxtaan woo leen di sekk. waxtaan yu pareegul ngay woote élection tey bu woote woon élection danañ ne ko président yow da ngaa wóolu sa bopp moo tax nga woote élection léegi. waaw bu woote woon élection noonu lay demee. faaw mu xaar ba ñëpp jekk. non comme ñoom dañu toog ci table waxtaan. di waxtaan. nañu bàyyi ba ñu conclure su ko defee ñëpp mën ko préparer ñu dem. mais moom dinaa la xamal. suñu zone moom di région de Kaffrine bi moom foofu. fiefu APR la. fiefu APR la waaw fiefu APR la. waaw. waa Pastef nekk ñu fi di am doole bu baax a baax.
waaw loolu moom mënuma ci tontu waaye xam naa ne daal foofu moom feefu APR la. loolu moom xam naa président xam na ne foofu. feefu APR la. président moom xam na loolu. alhamdulilah mais ci niveau national da ciy baax tamit gox bi am na ay jeunes est-ce que tey ci xeetu nomination yi nga xam tey président dafa ko war a def ngir la jeunesse tamit gis seen bopp ci doxin bi naam yaa ngi wax ministre bi sàng monsieur Sow Abdoulaye jeune la naam. mais am na ay jeunes yu fa nekk yeneen tamit am na lu méngool fi ma bëgg a waxee mooy nekk porte voix bi nga xam tey moo war a doon kàddu ndawu Koungheul soxal nan xëy na ay chargé de mission soxal nañu ay ndombo tax yoo xam ne da leen gën a motiver ñu gën a jàppale président Sall ci mbirum politique parce que li ndaw yi dund ci ay problème ndaw moo ko mën a xam man koo jàllale ñu mën caa trouver ay solution maanaam la jeunesse am ay représentation ci yenn instances yi. waaw li nga wax noonu am na fa ay chargé de mission yoo xam ne ñoom ñëpp ay jeunes lañ am na fa tey boo xoolee mën naa wax naa la ne Abdoulaye Seydou Sow ndaw la waaw xam nga aussi nañu moytu ñun ndaw ñi ñu dañuy jéem a diaboliser naan ñu mag ñi gis nga mag li mu xam ak li mu mën ndaw mënu ko xam nga ndaw li mu war a def mooy na topp mag bàyyi xel mag su ko defee bu yàlla tuddee rek su ñëwee rek dafay daal di yomb waaw parce que am na yoo xamante ni ndaw mënu ko ndaw deretam dafa tàng dafay gaaw a gis boppam kon nañu ñoŋal suñu mag ñi loolu mooy cosaan loolu mooy cosaan mais dana ci baax aussi des fois bu mag ñi nekkee ci kanam it ay ndaw seen ginnaaw leen gunge di jàng aussi waaw loolu laa la wax ne boo demee tey gouvernement Sénégal bi ni mu composé wu ndaw ñi ñu ngi si biir bu baax a baax loolu ñu bëri xam nañ loolu des fois nag nit ñi dañuy gis réalité ñu jël ko jëm ko nëppal xam nga tey su ma ministre de l'urbanisme Abdoulaye Seydou Sow xam nga ndaw la moom lañ dénk lépp lu jëm ci wàllu urbanisme ci Sénégal xam nga kooku vraiment cër bu am solo la ci ndaw ñi waaw chargé de mission yi nga wax noonu man xam naa si ndaw yu baree bari yoo xamante ni tey président def na leen ñu nekk ay chargé de mission kon loolu lu leer la mais man li may wax rek mooy nañu bàyyi yenn kàddu yi parce que mag fi mu jaar ba yàlla cëral ko ba mu doon mag am na lu nekk ci moom dëgg la kon ñun ndaw ñi nañu bàyyi xel loolu ñu topp seen ginnaaw déglu leen déggal leen macha allah suñu ko defee rek jàmmaam mais ci biir cadre yi ngànk Benno Bokk Yaakaar au niveau du département de Koungheul ci seen biir naka la demee parce que nag des fois day bari ay conflits internes yoo xam bu yàggee sax day dem ba politiquement parlant day bloquer fonctionnement bi ba kenn gis sa bopp ci lenn nu ngeen def seen biir foofu yéen kàngam yi nga xam APR Benno Bokk Yaakaar en général. waaw Modou Mbacke loolu naa sawar lool si tontu la si. ndax mooy li ma la wax ñun yàlla daf ñu dimbale. ñu am lu jafe mooy dañaa juboo tey boo demee département bu Koungheul. maire yi fa nekk yépp am nañu bureau mu am ku ko jiite. mooy honorable Mohamed Dieng. ñoom ñëpp lépp lu ñuy def. ñoo koy defandoo boo demee au niveau régional. am nañu benn bureau ki ko jiite mooy Mohamed Dieng. ñoom ñëpp Abdoulaye Seydou Sow moom mooy seen moom moo nekk seen diggante ak président kon loolu wax dëgg yàlla yenn problème politique yi amul foofu d'accord leaders yi juboo nañu ku si nekk yaa ngi def loo mën ba nga xamante ne ni pour que sa population mën a gis njëriñ li gouvernement di def wala nga njëriñ li état di def ci goxam waaw loolu moom man mën naa la ko tey loolu boo si defee gëstu di nga xam bu baax parce que yow ñëw nga fa d'accord bi nga fa ñëwee gis nga ndaje moomu waaw fekk naa fee kàngam keroog fa laa nuyoonte ak le ministre Matar Ba Mayacine Camara le directeur de l'horticulture monsieur Diouf Macoumba un ami un frère moom itam ñu koy nuyu maanaam di bari na ñoo xam tey ñi ngi foofu gis naa keroog mais nag des fois li feeñ ci kaw bu dee ci suuf alhamdulilah kon sant yàlla dafa am loo xam tey daf ci am ñu koy jàmbat ñu bëri mooy anciens yi àndoon ak président Macky Sall avant 2012 su ma waxee avant maa ngi xalaat lu mel ni Dekkal Ngor ci local 2009 yi nga xam tey ñu bari ñu ànd ak président Macky Sall ci la njëkk a demee élection muy local 2009 yi tey mu am ñu bari ñoo xam ne dañu dem ba sentir ni président Macky Sall dafa leen a bàyyi ginnaaw indi ñeneen ñoo xam tey daanaka ay opposants la ñu woon dama wax fii barki démb ku ñuy wax El Hadji Mor Ndiaye ci New York ma ni moom bokk na ci ñi doon jàppal tànk président Macky Sall
surtout ak diaspora sénégalaise bi waaw. mais ñu dem ba xam ni moom dafa mel ni président Macky Sall sax bu ndee xool sàmm kóllëre gi moom Mariam lañ jàpp ne soxna si lañ jàpp ni daal moo gën a yaatu ginnaaw moo gën a mën a boot moo gën a mën a yaatal. alors loolu nag mooy tax ma ni est-ce que tey demut ba président Macky Sall war a xool ba fa war a soppi doxalin bu demee ba Mariam moom di soxna di yaatal mën naa am xëy na li muy yaay moo tax damay dégg ñu bari ñu am problème da ngay dégg ñu tudd Mariam Faye naan Mariam daal moom mi ngi may bàyyi xel mi ngi may yëg même keroog lii ma wax ni ak diaspora bi jot naa appel yu bëri am ñu ni ma ah président Sall de donte fàtte nañu Mariam moom fàttewuñu ma ni waa kon président Sall moom lu tax du def comme ni Mariam di def moom ndax nag lu góor di def xanaa jigéen moo roy ci góor kon nag moom tey war naa roy ci soxna Mariam au moins ngir maanaam gën a peeg ñi nekkoon au début ànd ak moom ba muy metti moo tax ma ne est-ce que tey foofu exemple tey ci Koungheul amu fa ay frustration yoo xam tey à l'époque dañoo ànd ak président Macky Sall tey ñeneen ñëw nekk ci kanamam ca fekk na ba muy metti ñoo fa nekkoon. waaw comme ni nga ko waxee Modou Mbacké gis nga ci diggante président ak Mariam président ak Mariam benn lanu dëgg la Mariam dina def loo xamante ne ni président la koy defal président dina def loo xamante ne Mariam la koy defal parce que Mariam yàlla daf ko dimbale borom këram yore réew mi kon moom lu mu mën daf ko war a def kon côté boobu loolu laa la ci mën a tontu. d'accord ñun nag suñu dëkk muy suñu région loolu amu fa ndax wax naa la nii ne Abdoulaye Seydou Sow le ministre weekend bu jot bii dina dem Birkelane bu demee Birkelane képp koo xam ne ni ancien nga woon ak nouveau dafa leen di rencontrer wax ak ñoom bu weekend bi bu passé mu dem ci beneen weekend mu dem Malem Hodar beneen weekend mu dem Koungheul noonu lay doxee kon loolu problème mënul am foofu alhamdulilah problème moom amul si région de Kaffrine bi yëpp laa la mën a wax ne affaire ancien ak nouveau loolu amu fa te aussi ñu war nañ xam ne parti buy màgg warul tëj ay buntam ok waaw parce que président tey mun naa wax ne en 2012 du dafa dem deuxième tour pour mën a gagner réew mi en 2019 du premier tour la gagné su fekkoon na ña nekkoon ak moom 2012 ñooñu ñoo fi nekkoon ba léegi bonoon day dem deuxième tour pour faa mu dolli quoi bokk nga ci ñuy wax naan politique xëy na addition la seetal li ma la wax rek kon parti dafa war a ubbeeku aussi nit ñi ñun xamante nanu gox bu ne ña fa dëkkee xamante nanu ku nekk la nga capable ak la nga capableul ñun ñëpp xamante nañu bu baax a baax a baax loolu daal ci li ma la mën a assurer mooy la région de Kaffrine moom loolu amu fa alhamdulilah alors ñi ngi xëj jëm ci jeexal lu ñaax nga am benn message boo xam ne da nga koy lancé ci manière générale la jeunesse sénégalaise ndax tamit nag dañuy xaar xëy na ab remaniement bu mag waaw loolu moom ñu bari ñu ngi koy njortu ni ci kanam tuuti daañu gis soppeeku ci gouvernement bi loo ciy xaar en tant que jeune nga boole ko ak benn message booy yónnee moroomi jeune Sénégal yi nga xam tey ñoo bokk réew mi ci am yaakaar bu nu am par rapport ak ñun dénk sunum réew ñu war ko doxee ngir jéem a faj lépp mënta nekk de ni nga ko waxee matale mais def kem kattan ba yenn problème yu mag yi jëm caa indi ay solution waaw Modou Mbacké xanaa d'abord balaa ñuy tëj rek ma di leen sant bu baax si dalal bi ngeen ma dalal di wax ne DTV moom wax dëgg yàlla nekk na télé boo xam ne nii foo dem ci àdduna bi di nga toog mën ko seetaan alhamdulilah man dem naa ba Chine di seetaan DTV kon loolu vraiment bu ma toogee fi dinaa leen ko seedal alhamdulilah macha allah comme li nga wax nag man li may wax ci ndaw ñi rek mooy ndaw bu mu xeeb tey nit mënoo tëb rek ñu ne garab balaa mu màgg dañ koy jëmbat boo amee bul xeeb dara loo mën a jàpp rek jàpp ci nga góorgóorlu ci su yàlla parce que yàlla mooy barkel dëgg la waaw maanaam état am na lu mu mën waaye état am na lu mu mënut waaw bañ a toog rek di wax état su ko defee loolu bu nu ko defee ñu ànd ko ak suñuy kilifa yaakaar naa ne bu ci yàlla àndee balaa yàgg dinañ gis soppeeku ndax ki ñu jiite am na yéene ku ñu jiite am na pas-pas moom nag li mu mën def na ko li des mooy ñun nañu ko gunge ci débat économique bi mu ñuy woo ñu wuyu si ko si tey dafay jaadu man dama koy wax sax ma ne département yëpp war nañu royu si département de Koungheul
li ñu def. ci la ka parce que jeunesse bi yëpp. dajoo ne sant président loolu dafa nekk lu am solo. sant bu ànd ak ñaax nag. waaw ndax boo diggee ñu sant la rek. waaw kooku mooy mu ngi lay xaar am yaakaar ci yow. waaw dañ ko ñaax. sant nañ ko waaye ñaax nañ ko ñaax bi. buñ ko ñaaxee dina ko def. très buñ ko bien ñaaxul dina ko def. alhamdulilah ndax décision yu mu jël ba pare la. waaw mais xam nga kilifa su fekkee yàlla dafa dogal. mu décider lu mu décider ba pare. war nga ko war nekk. fegal ko ni ko waaw war nga ko war nekk. li nga wax ni dégg nañu ko te dégg nañu ko. parce que moom noonu la wax daf ne jeunesse yi déglu naa leen dégg naa leen. ñu nit nañ ko delloo tontu boobu. dégg ko ñu déglu ko. ñu dégg ko. ñu topp ko. mu nekk suñu référence. ñu xool ko ñu bàyyi ko xel. ñu bañ kenn duñu woo ci lenn lu dul ne. nañu liggéey nañu saxal jàmm. waaw parce que si jàmm. si la lépp xaj. si la lépp xaj loolu daal. alors ci gouvernement bi loo ci yaakaar. ni waaw gouvernement bi xaar man mënuma ci wax dara parce que. jàpp naa ne képp kuy wax. da ngay làmbatu rek. waaye président kon doo gisaane quoi. non man du ma gisaane. parce que président li muy def. xam na ko. du ko wax kenn. képp ku lay naan la dañuy changer gouvernement ak yooyu. jàppal ne xalaatu boppam la rek. mais président li muy def. moom xam na ko bu baax a baax xam na li mu yor mooy lan. waaw kon daal vraiment maa ngi sant suma département. jërëjëf di Koungheul. di sant aussi suma commune di Fass Cekkeen. di wax ne comme ni ñu àndee nii. nañu gën a góorgóorlu si loolu. alhamdulilah vraiment bu baax lépp njëriñ lay doon. pour suñu gox njëriñ lay doon pour le Sénégal. merci beaucoup alors Babou Khady Dieng moo nekkoon sunu gan tey ci émission Diso ñu lay gërëm bu baax di yóbbante nuyoo ci waa Koungheul. waa Fass Cekkeen sama dëkk ba nuyu aussi monsieur le maire de la commune de Fass Cekkeen Mouhamed Dieng ñu koy nuyu moom itam honorable alors kon mbokk yi mu nekkoon tey émission Diso ci tey ji ci aljuma ji rendez-vous incha allah dimanche ci beneen Diso beneen invité ak yeneen sujet di leen ñaanal ngeen ànd ak DTV ak suñu ay programme ila li xa sëñ Dieng Diagne. bismillahi irrahmani irrahim la ilaha illa allah la ilaha illa ant allahu akbar alhamdulillah. Application DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablettes. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé.